asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dañ leen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg gi li ci gën a fës bokk ci li nga xam te ni moom mooy mbirum Covid 19 bi juróom-ñetti cas la ñu testé positif ci loolu nga xam te ni moom mooy coronavirus. juróom-benn yi di ay contact suivi ñaar yi di ñi nga xam ne ni ñoom ñoo amee li nga xam ne ni moom mooy kon jàngoro ji kon fii ci Sénégal jamono ji gis nañu ne ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo amee li nga xam ne moo di feebaru coronavirus kon téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ñoom ñoo ci wér ñaar faatu ci kenn ñu évacué ko téeméer ak fukk ak ñett jamono ji ñoom la ñuy faj ca l'hôpital ya gannaaw Ndakaaru Louga foofee tamit li nga xam ne moo di feebar ba mu nga fay tàmbalee law gis nañu ne nag ca foofee ca Njàmbur kon ñaar fukk ak juróom-ñaari doomu aadama amee nañu li nga xam ne moom moo di coronavirus téeméer ak juróom fukk ñoom la ñuy suivre ndax nag jot nañu jonjonte ak ñi nga xam ne ñoom ñoo amee feebar bi nañ ci teewlu Omar Kayre ci biir jotaayu xabaar yi. ay ndimbal yi nga xam ne moom moo jógee ci nguur gi ñu fas yéene ko daal di séddale nag doomu réew mi ñu gis ne nag chauffeur yi nañu ko jamono ji lool rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ak dikk ci dëkk ak dëkk seen liggéey taxaw na seen njaboot ñu ci bari amatuñu lu ñu leen dundalee dañ leen teewlu ñoom it ci biir jotaayu xabaar yi ca Caaroy Gaar askan wa nga xam ne ni ñoom ñoo fa dëkkee jamono ji nag nekkin ba jafe na rawatina ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca quartier Pikine ñi nga xam ne ñoom ñooy waa bitik mbag yi wala sax ñi nga xam ne ñoom ñooy maquette man yi gis nañu ne nag fa ñu nekk fees nañu fa te jaxasoo bi wóorul jamono ji nga xam ne amee nañu feebar bi ñu ngi nag sàkku ndimbal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit yi ñu jóg ci mbir mi laata muy ëppi loxo dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi li ci yéene kaay la ñu fas yéene yëkkati jotaay bi mbokk yi léegi fi gën a fës léegi-léegi ñu wax yéen ci faram-fàcce. ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñi nga xam ne testé nañu leen réalisé nañ ko ci ay test juróom-ñett ñoom ñoo ci amee jàngoroy coronavirus juróom-benn ya di ay cas contact yu ñu doon suivre ak ñaar ñoo xam ne nii contamination transmission communautaire la maanaam ñi nga xam ne dañu leen ko wàll te xamuñu kan moo leen ko wàll ba tey kon fii ci Sénégal gis nañu ne daal ba ñu xaymaak léegi ci li mu ñu fi amee feebaru coronavirus toll nañu nag ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ñoom wér nañu ñaar faatu ci kenn ñu daal di ko rawale biti réew ba mu mujjee faatu téeméer ak fukk ak ñett ci ay patients ñoom ñoo des ñu leen di faj ca l'hôpital ya docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye la ñuy teewlu ay kàddoom. talaata tey bii fukki fan ak ñeent ci weeru avril 2020 ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test réalisé juróom-ñett ñoo dellu si positif yooyu ñu ngi leen koy tegtal ci juróom-benni cas contact yi nga xamante suñu service yi ñoo leen di saytu. ñaari cas yi nga xamante ne ñoom ñu ngi jóge ci transmission communautaire juróomi malade yi nga xamante ne ñoom ñu ngi leen enterré woon ci suñu hôpital déclaré nañ leen négatif te wër nañu seen wër-gu-yaram mu ngi am tan ci bésu tey bii ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent cas ñoom lañ déclaré positif ci Sénégal ci yooyu ñu ngi ciy génnee ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett yi nga xamante ne wër nañu ñaar ñoo ci génn àddina benn lañ ci évacué ci loolu donc li nga xamante ne moo des mooy ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj. ca Louga tamit jàngoro ji mu ngi fay law ndax nag ci fanweer ak juróom-ñeent yi nga xam ne nii yaay contact suivi lañu. jot nañu leen testé gis nañu ne nag ñaar amee nañu fa li di coronavirus lu ko kon am na lu tollook ñaar fukk ak juróom ñaar ñi amee feebar boobule ak lu tollook téeméer ak fanweer ñoo xam ne nii ñu ngi leen di kon suivre maanaam ber nañu leen ba di leen xool ndax amuñu feebar beem déet Omar Kayre lañ ciy jokkool. Fatoumata Seye ni ñu ko waxee moo am ñaar fukki cas ak juróom-ñaar jamono ji yoo xamante ni cas déclaré positif ko Covid 19 moom la ñu am
fii ci Louga te cas yooyu yëpp ci commune bi la boo seetloo démb ñoo ngi amoon 25 ñaari cas yoo fi yokk ci bi ñu doon def prélèvement ci 39 personnes maanaam fanweer ak juróom-ñeent juróom-ñaari ñoom dañ leen a déclaré négatif ñaar ñi nag ñoo positif donc du mel ni Fatoumata Seye ci lu matul ay bés wala ci ay bés am nañu 20 cas ak juróom-ñett mu di yaakaar naa mbir mu gaaw moo xamante ni li nit ñi wax sax fii moo di mbir bu dee nii la nar a demee est-ce que Louga du nekk épicentre épidémie bi fii ci réew mi tellement mbir yi dafa gaaw te kaa yaa ngi yokku ñuy fàttali ne nag ci kaa yooyu am na ci lu ëpp téeméer juróom fukki doomu aadama yoo xamante ni mettre nañ leen en quarantaine li tax ñu mettre leen en quarantaine dañoo nekkoon en contact avec premier cas suspect bi wala bokk ñu nekk en contact ak cas suspect boobu ñi nga xam ne nekkoon na ñoom en contact ñooñu nag ñoo ngi leen di suivre docteur bi sax bu médecin chef régional mu di Cheikh Sadibou Senghor xam leen ne du yàgg sax fekki fan dina am ñoo xamante ni dinañu génn ci seen quarantaine bi leen def ci 14e bi leen defal ndax ñooy test yi ñuy def bu fekkee day continuer di def négatif ñooñu dañuy génn bu 14e bi jeexee bu ko defee malade yi daal di continuer ñu leen di defal seen traitement situation bi nag fii ci Louga Fatoumata Seye day na war ndax nit ñi également gouverneur bi ñu ko doon wax démb ne jot na nag ñu gën a farlu am Pastef ne mbir maa ngi ci suñu biir ku nekk war na jël seen matuwaay bala muy mu nekk ci situation boo xamante ni dootuñu ko mën a contrôler même si situation bi ba fi ñu toll muy autorité sanitaire yi autorité administrative yi ñoo ngi koy contrôler wala sax policiers yi ak takk der yi nga xam ne ñoo nekk ci liy dugg ni da yëpp dañ leen a jox ay thermoflash yoo xamante ni képp koy dugg ci dëkk bi dinañ mën a xool sa température ñu sécuriser ñuy dugg ñuy génn ak ñi nga xam ne ñoo di force de sécurité yi ndax lu ko jamono ji virus baa ngi fi donc lépp lu fi dugg ak ñu fi génn war nañ ko xool. Omar Kéré nga ñuy yëgal tamit ne foofee ca Louga am nañu tamit tali di centre traitement bi jëm ci ñu war a faj ñi amee jàngoro jooje di Covid 19. ñu ne foofee ci l'hôpital ba nag am na lu tolloog fukki lal kii nga xam ne moom mooy Cheikh Sadibou Senghor di médecin chef ba daal dina xam ne daal lii doon seen bëbët mooy ñu am lu ëpp juróom fukki lal ngir mën fa dalal ñi am feebar bi faj leen ci nu mu waree ñu teewlu ay kàddoom. li nga xam ne mooy sunu centre de traitement bi semaine bi passée waa niveau national ñëw nañ pour valider mais bi ñu ñëwee dañ ne kat am na lu des tuuti li nga xam ne war nañ ko mën a eggali pour gën a sécuriser ñi nga xam ne ñoom la ñuy faj mais également ñi nga xam ne ñoo leen di faj donc ci loolu lañ nekkoon également di ko toppatoo week-end bi yëpp ci lañ nekkoon donc tey ci yoon waa jéem war nañu ñëw pour valider avec l'équipe parce que nit ñi déjà ñi fa war a nekk war a toppatoo nit ñi déjà week-end bi ñoom ñëpp ñu ngi woon Dakar à Diamniadio pour mën a xam nan la ñuy liggéey nan la ñuy toppatooy donc ñooñu déjà def nañu immersion bi ba dellusi nañu donc matériel bi nga xam ne également moom la ñu war a mettre en place pour unité bi dox matériel bi aussi teg nañ ko les médicaments sont disponibles tout le matériel est déjà disponible donc tey la ñuy xaar waa jéem pour valider et incha allahu rabbi bëgg nañ day suba malade bu jógee ci Louga à partir de demain ñun ñoo lay jël en charge ici au niveau de la région donc daal foofu la ñu tolloogum ci mbir mi. sa Touba moom fi ñu ci toll mooy ne jamono ji ñëpp wér nañu ba dem seeni ay kër ndax ki ci mujj rek moom démb la daal di nag génn ci guddi gi ñibbi këram gannaaw ba ñu ko testé ba mu wér ci feebar boobee di coronavirus Mamadou Matar Sarr dinañ ci àndaat ak moom ñu ñuy wax ne kon élément bi yemb nañu ànd ceeg Mamadou Matar Sarr ci ay leeral la. centre de santé bu Daaru Marnaan benn malade desatu fa jée di ab soxna mujj na génn démb ci guddi dem këram ñu seetlu ne nag ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ngànk pañ mi ci gox bi jël lañ dogal ne dañuy désinfecté centre de santé bii di Daaru Marnaan su ko defee mu mën a tàmbaliwaat liggéey bi di amal ay consultation externe leneen loo xam ne seetlu nañu ko nag moo di am na génn góor goo xam ne fii ci Touba amoon na feebar bi ñu dippee Covid 19 mu di commerçant boo xam ne cas communautaire la moom nag dañu ko mujjee rawale ci hôpital Fann waaye li nga xam ne seetlu nañu ko ne
nag moo di ay mbokkam toll ci fukk ak ñeent ñu ngi leen téye ci benn hôtel bu nekkee ci commune bu Mbacké xibaar yi nga xam ne mujjee nañu ko jot nag waa kër docteur ñoom fukki nit ak ñeent yooyu yëpp defal nañ leen ay test waaye résultat yi bi mu génnee benn amu ci feebar bi ñu dippee Covid-19 loolu nag taxul ñu bàyyi leen ba léegi ñu ngi leen di téye di xaar ñu matal seen fukki fan ak ñeent ci hôtel bi nga xam ne moo nekkee ci Mbacké ñu seetlu ne loolu terewul nag kilifa yi nga xam ne ñooy kër docteur di ñaan ñi nga xam ne ñoo di askan wi ñuy sàmmonteeg moytu tere yi rawatina ci gox yi nga xam ne marché Ocass la nga xam ne saa su ne ay junni nit dañu fay di amal njaay ak njënd te marché Ocass googu sax la ñu nemmeeku ne cas Covid-19 bii di cas communautaire di waa ji nga xam ne am na lu toll ci juróom fukki at ak juróom am na fa place foofu lay liggéeyee dafa doon dem saa su ne ñuy ragal nag mbir mi tasaaroo ci dëkk bi loolu nag moo tax ñu ñaan ñi nga xamante ne ñoo di askan wi teeg digle yi kër docteur su ko defee feebar bi mën fee jeex tàkk ki doon jokk ci Touba di Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr ca Matam daanaka képp ku di takk der rek bokk nga ci xeexub coronavirus boobee tey sàkku nag ci askan wi ñu wàccoog li nga xam ne ni moom mooy digle yu ñu leen jox Amadou Issa kan lañ ci àndal. li tubaab di wax force reste à la loi maanaam doole bi nguur gi moo ko yor fii ci Matam boo seetee. mën nañ wax ne dëgg la ndaxte fii gendarmerie police ak militaires yi ñoom nag boole ñu seen doole ngir nag aar kaaraange askan wi te nag respecté loo askan wi bu baax a baax li Macky Sall wax ci wàllu couvre-feu bi commissaire Arouna Kane nee na donte sax am na ñu jàpp fii ci Matam waaye nag mën nañ wax ne askan wi ñoom dafa mel ni sax ànd nañu ak couvre-feu bi ndaxte xelal nañu leen bu baax a baax. donc pour couvre-feu bi de 20 heures jusqu'à 2 heures du matin donc depuis que bi opération tàmbali ba léegi. Il y a peu d'interpellations su ñu ko mënee xëy na si depuis couvre-feu bi mu amee ba léegi on a eu que 7 personnes interpellées. Et donc ça veut dire que vraiment les populations adhèrent aux mesures restrictives de l'autorité administrative et que xam nañu tamit ni pour seen njëriñ. ci wàllu frontière yi tamit mën nañu wax de kaaraange bi aar nañu ko bu baax a baax ndaxte kenn du fi dugg ci Matam balaa nag ñu lay def thermoflash wala nag raxasee loxo bu baax a baax mu mel ni daal ci gis-gisu commissaire Arouna Kane fu mu toll nii gendarmerie police militaire ak ñooñu takk der yëpp boole nañu seen loxo ngir nag aar askan wi balaa nag mbir mi di gën di jéggi dayoo. frontières yi gars yi éléments yi ñu ngi koy tenir ni mu waree te vraiment y a pas encore de cas c'est-à-dire que takk der yi ñoom ñëpp manko muy police au niveau de la commune le commissariat de police des frontières ak armée ak gendarmerie ñoom ñëpp vraiment ku nekk ni ñuy ceinturer sa gox di dafa def liggéey bu mucc ay ba nga xam te ni vraiment amaguñ fi benn cas. waaye nag askan wi ñoo leen war a may doole ngir nag liggéey bi mën a yemb te nag coronavirus bi bañ a dugg fii ci Matam di leen indil ay loraange Moussa Fall. bu ñu nee gars yi dañ tëdd ay 20 heures gars yi respecté 20 heures tëdd ñu ngi si biir dëkk bi ba 5 heures du matin ba 6 heures du matin di dem duñu nelaw guddi du nelaw bëccëg encore bëccëg bi ñu ñëw ci sarri yi oto yi naan na ngeen def li organisation Jakarta yi. ci Ourossogui Kanel ak yenn gox yi nekk ci Dandemaayo bi foofu yëpp askan wi ñu ngi toog seen kër di respecté bu baax a baax lii di couvre-feu bi naka noonu sa ngi ci loon nga xam ne boole nañu seen loxo yëpp ngir nag aar seen bopp te nag bàyyi lépp li gouvernement bi naan nañ ko bàyyi fii ci Matam nag gendarmerie police ak militaires yi ak génie yi ñoom ñëpp ñu ngi def seen képp lay kattan ngir nag aar askan wi bu baax a baax autorité administrative yi si seen wàllu bopp lañu dal askan wi nañu boole seen xel bu baax a baax te nag bàyyi lépp li gouvernement bi wax respecté couvre-feu bi bu baax a baax balaa nag mbir mi di gën di jéggi dayoo te nag ba léegi mën nañu wax ne daal ko Matam amagul benn cas coronavirus nañu laal ndox Matam Amadou Issa Kane radio télévision Walfadjri. jërëjëf Amadou Issa Kane ñu dem nag ci chauffeur yi bokk ci regroupement national bu chauffeur yi nekk ci gare des Beaux maraîchers ñoom nag fu mu nekk nii daanaka liggéey bi dakk na jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dem dëkk ak dëkk gis nañu ne nag fu mu ne nii kenn rek la ñuy xaar mooy nguur gi ndimbal yem mu xam ne nii waxoon na ne dina leen ko jox ngir ñu mën see dundal seen njaboot kii di Mbor Boy mooy seen président ñu teewlu ay kàddoom yi mu dénk suñu naataango Xandong.
ñi nga am jafe-jafe ci coronavirus bi loolu waaye ñun jàpp na ni coronavirus bi ñun bu fekkee dem nañu ba mu arrêté dem mu yaatu bu doon ñun dong du yaatu ndax keroog bi nga xamee ni kilifa yi jël nañu dogal wax ne arrêté nañu transport bi diggante ci dëkk ak dëkk booba ak léegi du benn oto boo xam ne muy gis nga ko ci transport bi xanaa tey ñi nga xam ne moom ngi transport di war gaynde ak ji ñoo doon sàcc bañ jàpp leen aide yi nga xam ne mu ngi koy joxate di ko dim nit ñi ku ko gën a yeeyoo safar yi gën ko yelloo safar yi amul ndax safar yi am na ñoo xam ne ay transporteur ñi ngi demoon ci banque yi lépp ay oto gaara seeni oto non seulement waxuma fay banque yi waaye lu ñu dund seen njaboot ak seen safar yi yoon seen emploi lu ñu leen fay sax amatuñ ko kon ndimbal bu war ñoom war na ci ñoom ñoo ngi sàkku ci gouvernement mu gersunu nu mu gën a gers rek incha allah ndong sera buñ ci foote buñ koy joxee nañ ko teg ci loxoy leer nañ soit dañ ko teg ci loxoy président yi nga xam ne ñoo yilif safar yi mbaa fuñ ko mën a jaare di ko joxeet na ci ñooñu bokk siiwal ko ba xam ne ñi ko war a am ñoo ko am ndax mbir fi nekk loo xam ne am ñoo xam ñi ngi ko bëgg def marché boo dee xool barki démb bi ma waxee ci rajo dama wax ni les autorisations yi ñuy mayee am na ñoo xam ñi ngi nekk ci préfecture yi di ko jaay ci booba gis naa ko effectivement bi ñu ko contrôlé gis nañ ko ba jàpp ci koo xam ne kii mi ngi nekk ci préfecture bu Thiès kon ñoo xam ne lii tam buñ ko séddee dañ ko teg ci loxo yi wóor yoo xam ni du am benn jiw njaaj ñi ko moom dana ci jot sant ci gouvernement baax. ñu dem ca Jidda Caaroy kaw quartier Lansar askan wa fay yeewoo nee nañu sonn nañu ci ñàkkum ndox mu tar mi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel guddeek bëccëg tax nag ba askan wi daal dànkaafu nañu njiit yi nee nañu jóg nag ci doxalinu Sen'Eau ndax nag cin bu naree neex bu baxee xeeñ te Sen'Eau jamono ji lay xeeñ ci cinam dara neexagu si ñu teewlu ci kii di Moustapha Niam yore seen kàddu dénk ko suñu naataangoo Théodore Semedo. li ñun nit yi mooy nii nga xam ne société bii ñuy wax Sen'Eau ni mu yoree ndox mi moo ñu naqari ndax dama yaakaar ne lu tal ne président de la république bu toogee conseil des ministres ne feebar bii xew nañu fexe ba ndox mi ñu di ko dox ndax ku jukko yi da ngay raxas say loxo ñaata yoon ñetti yoon ñeenti yoon lu mu gën a bari gel bii ñuy wax dafa cher ñun amuñu njëgu gel te sax du gënul dañu ne de préférence na nga raxas say loxo de préférence soo mënta raxas loxo nag nga jël gel qui est plus cher mais ñun naka ngay raxas sa loxo te amoo ndox balaa ndox bee ñëw tëdd jot booy tëdd looy doyee raxasu ndox beneen bi mooy koor gi mi ngi ñëw le président bu joxee instruction ñoom ñu bañ ko def alors que le président di attaqué wu ak hôteliers yi ne hôtelier daf leen réquisitionné ñu bañ mu mere leen kon am na ku mu gën a war a meree muy SDE muy Sen'Eau donc ñun loolu mooy sunu problème koor gu ma sa jot pendant plus de 10 ans saa yu koor ñëwee rek ñu coupé ndox mi boo xëyee woor suba ba ngoon jot doo am loo ndogoo te nit ñi dañuy sonn bëgg a ndogu bëgg a ndox donc loolu moom mooy sunu métit ñu di ko jooy di ñaan naa média yëpp gis naa ñu def ay émission spéciale sur le coronavirus mais amul kenn ku ciy mentionné cette pénurie d'eau amul ko ciy mentionné peut-être c'est un oubli mais je vous demande à vous de la presse ngeen di ko boole ci seen i débat ci seen émission spéciale yi ngeen di def. ñu wax nag ci li nga xam ne ni moom mooy la xew fële ca Caaroy gaar Sagara ngay xëy nag ca diggante ñi nga xamante ni ñoom ñooy maquette man yi ak ña nekk ca quartier bu Pikine buubu gis nañu ne nag foofee dañu kaa sakk fees fa dell te bëgg nañu seen maire mu jàppale leen ci di Babacar Sène ngir ñu mën faa jóge waaye ba léegi nag furaas daal di xiddeem askan wi nag di dànkaafu nguur gi mu jóg ci wàll wi ndax nag feebaru coronavirus baa ngi fii te jaxasoo bi nekkul lu ci gën ñu teewlu ci ki nga xam te ni moo di El Hadj Xaar Gay mi ci yëkkati ay kàddu ak Théodore Semedo. travaux terre yi taxoon na ñu déggee piir fii ñu nekkoon ci marché bi jëlee leen fi am na ñu recasé ak ñoo xam ne am nañu seen indemnisation d'autres amuñu mais ñu ngi ci topp ñu ngi wax te ñu ngi am yaakaar. bi buur waxee ni lañu fi jógee ñu jóge fi à ma grande surprise à celle non moins grande de toute la population dañoo gis ñeneen ñëwaat fi ñooñu fi ñëwaat. lu leen fi indi ñu ne waruñu fee ñëw mais à partir du moment où ñu ngi accepté ñuy fay taxe bi juuti bi kon am na lu leen fi indi kan la recette bi kan moo koy encaissé buñ ko jotee fan lay dem donc am na ñu leen fi ngeen teg leen fi. ba ñu liggéey ñoom boromi kër lañu comme ñëpp dañoo war a liggéey mais lu mel ni bu amee autorités yi jóg tas marché yi tëj jumaa yi def yeneen c'est pour le bien-être de toute la population donc. li ñu jaaxal mooy préfet mi ngi def liggéeyam comme il se doit normalement kontaan nañ ci moom gouverneur également comme sous-préfet bi ñu waxee ni fii day jóg
fekk na mu fees ñi ñuy jëlee woon Kër Massar ñii dem Tëngéej ñii daw ñëw fii à plusieurs reprises on s'est plaint de cette promiscuité-là de cette insalubrité de cette insécurité-là suñu doom yi nekk juste en face ak maquette bi suñu njaboot su doom bu feebaree nooy génne sa jabar bu nekkee ci mat nooy génne boo amee malade booy yóbbu nooy génne boo amee ku ñuy war a denc ji wala yor ko julli ji nooy génne ñun ci la ñu nekk dafa metti il appartient au maire là jàppale ci nit ñi def ci nit ñi mais dafa mel ni moom problème bi intéressé wu képp ku ko wax dëgg bu danga ko contre loo wax lu ko neex waxul ak yow. il est à la base de tout population bi ñëpp amul exception tout le monde se plaint de lui de son comportement boo ko woowee réunion di ñëw boo demee bureau doo ko gis te ma nga ca biir boo demee këram ma nga ca kaw mais kii nan la ñu mën a waxee moom ay nit a ko fal. njàngale mi nga xam ne dañ koo jël nag jaarale ko ci télévision bi ki nga xam ne moo di Mbaye Sarr àndu ci benn yoon gis ne daal lu nu mel àndul benn yoon ak loi d'orientation bu scolaire te nag dankaafu na fi bu baax a baax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di njiitu réew ñi nga xam ne ñoo di seen i njiit waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy waajuru ndongo yi Mbaye Sarr ñu teewlu ko ak Alhassane Ba. ñun dañu am jàqare ginnaaw bu ñu gisee ne ministère de l'éducation dafa jël benn initiative bu nga xamante ne bi daf ne à partir de la télévision la RTS dafay jël di jox ay jàngalekat yu jàngale et que l'ensemble des élèves du Sénégal war a mën a jël cours yooyu ñu jàpp ne loolu nekkul mesure bu efficace parce que mesure boobu dafa am ay limites yu bëri yu nga xamante ni moom la am parce que la loi d'orientation scolaire dafa wax ne dañuy war a mettre dans ce pays là xale yépp dañ leen a war a yamale à sens égal pour ñu mën a compétir mais li ñu gis ne moom la ministre bi dem kenn ku nekk xam nga ne le taux de couverture en électricité dans ce pays là matul 50%. am na une partie importante une très grande partie importante du pays bu nga xamante ne bi courant amu fa télévision waxaale wu ma ko te le ministre de l'éducation wóor na ko wóor yàlla ne il y a beaucoup de familles même en ville yu nga xam ne amuñu télévision léegi bu fekkee da nga bëgg a jàngale élèves yi nga ne télévision nga koy jaarale da ngay nax sénégalais yi di nax président de la république mais li ngay jël nekkul mesure bu baax nekkul mesure bu efficace te ñun dañoo jàpp ne en tant que organisation syndicale lépp lu nga xamante ne bii nekkul en conformité avec la loi d'orientation scolaire waruñu ko jëmbat ci école bi parce que ëllëg gi si biir mën na fi jur jeexi jaaxe parce que on aura créé un précédent dangereux kon léegi li ñu war a def ñun tous les sénégalais xëya fagaru pour que feebar bi génn ci réew mi suba ñun ñu door toog xool ba xam naka la ñuy def pour que école bi delluwaat ci sagoom jàpp naa ne nag l'intérêt exclusif de la nation moo war a primer sur l'intérêt particulier loolu moo tax ñun ñu ngi mettre en garde l'ensemble des parents d'élèves ñu jël seen matuwaay man sëkk bis bu ñu seetaanee lii wéy ñu jàpp ne seen doom yooyu nga xam ne ñoo dëkk ci zone yi nga xam ne amul courant télé waxaale wu ma ko ñooñu bokkatuñ ci Sénégal exclure lañ leen du système te loolu ñun en tant que organisation syndicale dañ koy naxarlu loolu moo tax ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg. ca peggu l'hôpital de la Paix bu Ziguinchor nag benn xale bu góor faatu na fa ci altine jile ay waajuram ak i jegeñaaleem gis ne l'hôpital ba dañu leen dañ ko seetaan dëgg ba mu jaar fa ñàkk bakkanam waa vision citoyenne ñoom it ñaaw lu ni mel te gis ne mbir yi duguleet muy am ca foofe kii di Madia Diop Sané mooy seen coordonnateur ñu teewlu ko ak Amady Khalilou Diémé. dañ doon wax ni en fait situation bi am ci biir hôpital de la Paix bu Ziguinchor bi moo ñu xabtal moo jógloo ñëpp ci jàmbat bi parce que dëgg nañu population bi mooy famille bi mu wax ci affaire bi dëgg nañu directeur bi mu indi layam ça veut dire justificatif am ci mbir bi mais ñun lu ñuy ñaan mooy du déglu famille bi du déglu directeur hôpital régional parce que ku nekk ci ñoom mën na xëcc yëf yi mu dem ci yow ñële famille bi am nañ lu leen métti trop te li leen métti nii ñun ñu ngi ñaan procureur nu mu gën a gaawe mu ubbi ci dossier judiciaire procureur waru xaar sax di waxu plainte parce que tey yoon may na ko moom cëral na ko moom ci dossier bu mel ni mu mun ci ubbi enquête donc moom rek moo mën a fu mu ne nii leeral ni nii li am encore une fois de plus ñu ngi koy ñaan parce que yu mel nii mu ngi bëgg bëri Ziguinchor bu nekkul hôpital régional de Ziguinchor mu nekk hôpital de la Paix bu Ziguinchor donc ñu ngi ñaan médecins yi ak ñëpp ñu ni war ci wàllum tey ji population bi actuellement population bi problème corona bi rek doy nañu sëkk donc bu ñu demee bay ñee hôpital moo négligé nit mu dee hôpital bi di lay ne moom defu ko donc ñu ngi ñaan procureur nu mu gën a gaaw mu ubbi ci dossier parce que une fois de plus tey dossier bi nekkatul dossier famille bi nekkatul dossier hôpital de la Paix de Ziguinchor mais dossier public la te lu nekk dossier public xam nañ ni procureur am na ci cër prérogative yi may na ko tey mu ubbi ci enquête nu mu gën a gaawee mu firndeel ñu wax ñu kan moo tooñ ak lan moo am dëgg-dëgg ci dossier bi
waaw ñi lii métti nañu trop ñun encore population de Ziguinchor métti na Sénégalais yi parce que tey jii lu ñuy wax ni mooy mbooloo bi mooy ñu xeex corona waaye du mbooloo bi mooy ñu toog fii di jàmbat yu mel nii te li nga xamante ne maa ngi wax encore nit ñi nañoo xam ni corona du tax du parce que corona moo fi nekk moo tax lépp luy jàmbat lépp li nga xamante ne jaarul ci yoon kenn waru koo wax déedéet lu jaarul ci yoon il faut ñu dénoncer ko donc ñu ngi ñaan procureur yow mi nga xamante ne cër bii Sénégal moo la ko may na nga jël sa cër bi nga ubbil ñu enquête nu mu gën a gaawee nga won ñu après enquête bi lan la mujj ñu am ci ay firnde waaw bëgg nañu la gis tamit nga def conférence de presse ci dossier bi. ñu des si Kicoor ak ba léegi li nga xam te ni moom mooy mbirum coronavirus beeg xeex bi waa Puma nag di si dugal seen loxo tax nag ba daal dinañu yëkkati ay li nga xam ne moo di askan wi mën a aaree seen bopp ay thermoflash ak dundu ngir séddale leen ko waaye tamit jël nañu ay ñeenti tente yoo xam te ni daal nañu ko jagleel waa Kër Docteur ñeenti tente yi nag am na 20 fukki lal yoo xam ne mën nañu fa dugal ñi ñu jot ne am nañu feebar bi wala ñi am feebar bi ñu war leen fa teg di leen fa faj ñu teewlu ci suñu naataangoo Amady Khalilou Diémé. Programme d'urgence et de modernisation yu accès territoire Puma jël na en compte région naturelle bu Casamance si ay initiative am pour rek dimbali pouvoir public yi si xeex pandémie bu ñu duppee coronavirus si Sénégal moo waral remise bu ñu def autorité administrative yi région yu Kolda Sédhiou Ziguinchor trail bi nga xam ne bu am maanaa. gérer lépp luy infrastructure ak désenclavement si Puma suñu teewaayu fii tey dafa am ay lot matériel yoo xam ne ñu indi woon pour comité régional de lutte contre le Covid-19 pour l'ensemble des régions si lañ ko stabiliser fi mu def achat yi pour chaque région ñu jox ko wàllam. maintenant pour composition équipement yi comme ni ma ko waxee tente bi si la bokk tente la boo xam ne capacité à peu près 10 lits au minimum 10 lits boo xam ne dañ ko jox effectivement ces comités là c'est pour ay zones yoo xam ne xëy na yoruñu ay bâtiments yu mën a recevoir maladie mel noonu yooyu bu amee tente yu mel ni mën na remplacer lu mel noonu. ensuite aussi am na combinaison protection yu personnel santé bi parce que léeg-léeg ñoom ñooy jokkanteel tout le temps ak malade yooyu soxla nañ ñoom it ñu protéger leen accompagné de lunettes de protection ay gants ay masques thermoflash ak produits désinfectants donc de manière globale loolu mooy composition l'eau. matériel bu takku boobu dafa doon contribution bu Puma si effort de guerre pour xeexal li nga xam ne loolu mooy propagation bu coronavirus si région yooyu nekk si frontière bi si diggante Gambie Guinée-Bissau ak Guinée-Conakry. ndimbal li nag am na solo lool parce que déjà bari na ay produits yu si nekk loolu également dañuy jël engagement ni Puma lii nga xam ne teg na ko suñuy loxo dinañ ko jëfandikoo nu mu ware. Je m'appelle Amadou Yeri Camara, je suis le médecin-chef de la région de Sédhiou. ci produits yi am nañ ay produits yoo xam ne waa Kër Docteur ñoo ko war a sol loolu dafa am solo ndaxte balaa ngay tal faj da ngay nekk en sécurité donc les équipements de protection les masques yooyu yëpp dañu am solo. comme Ziguinchor ñu ko waxee léegi ñun am nañu frontière ak Guinée-Bissau am nañu frontière ak Gambie te li ñu jot a compté ñun ci point yi nga xamante ne si nit mën na fa jaar jóge ci dëkk yooyu dugg si war nañu mat une quinzaine te yooyu yëpp bon amuñu woon par exemple yenn équipement yi surtout de protection individuelle yu leen mën a jox pour ñu mën a def seen liggéey. Puma dafa contribuer pour jàppale effort yi nga xam ne pouvoir public ñu ngi koy def ak ay partenaires financiers pour xeexal li nga xam ne loolu mooy pandémie bu Covid-19 loolu mooy xalaatu représentant yu exécutif si région yooyu. donc boobu dina permettre autorités yi nekk région bu Casamance naturelle renforcer seen dispositif bi nga xam ne def nañ ko surtout si frontières yi pour xeexal li nga xam ne loolu mooy Covid-19 Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. Amady Khalilou Diémé yegg nañu nag ci ponk mujj bi di ci yéenekaay yi ki ñu koy faram-fàcceel di Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëye tey tolluwaay Covid-19 di coronavirus Walf Quotidien bi la feebar ak na muy tàmbalee lawee rawatina cas communautaire ya cay am maanaam ñi am coronavirus te duñu xam fuñ ko jëlee yéenekaay bi ne loolee tàmbalee tiital ñu bëri rawatina ca Touba tiitaange am na fa gannaaw cas communautaire ga fa am ca marché Ocass yàggut bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar bi di Mamadou Matar Sarr te teewal groupe Walfadjri ca diwaanu Diourbel mi fàttali ne yàggul dara ñu bari amoon nañu yaakaar ca Touba ndax demoon nañu bellu tolloo fukki cas ak juróom-ñeent yañ fa amoon jotoon nañ caa faj
tolloog fukki doomi aadama ak juróom-ñaar lim bu néew a desoon ca ña ñu doon faj ca Touba waaye la ca dolleeku bees te jaaxal ñu bari samedi gi ñu weesu ab commerçant gane woon ca marché Ocass am jàngoro ji di coronavirus di contamination communautaire maanaam am na coronavirus te xamul fu mu ko jëlee ay kàddoom ci Walf Quotidien docteur Mamadou Dieng di médecin chef bu diwaanu Diourbel xamle ne yile contamination communautaire buñ ca yeggee jaaxle day daal di am ndax ka ko am doo xam fu mu ko jëlee te waa kër docteur duñ ko xam su boobaa day gën di jafeel mbir yi keneen ku ci àddu ci Walf Quotidien di Gorgui Mbaye di gouverneur bu Diourbel xamle ne gën nañoo taral matuwaayañ ca jël ne njéegal amatul ku def naka sudul noonu yoon dal sa kaw ci biir yéene kaa bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général des Mourides daal di sàkku ci askan wi ngir ñu delloo ci suñu borom te yokku ñaan yi ngir mu teggil ñu bile feebar di coronavirus turbine xëy taxaw ci jafe-jafe coronavirus bi tàmbale jural Sénégal gannaaw lim ga ca yokku bees te am ca Louga lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak juróom ñoo ko fa am bu dee ca Touba lu toll ci ñaar fukki doomi aadama jot nañ leen fa ber gannaaw jaaykat ba ne woon ca marché Ocass te am coronavirus te kenn xamul fu mu ko jëlee yéene cabinet googule cas communautaire jot nañ koo indi fii ci Ndakaaru ngir mun koo saytu waa Grand Place am taxaw seetlu ci yokkute gi am ci cas communautaire yi maanaam ñay am coronavirus te duñu xam fu ñu ko jëlee yéene cabinet lii bu dakkul sénégalais yu bari ñu ngi ci danger kenn ku ne mun na koo am njiitu réew mi Macky Sall ne li am ba des mooy ne faw askan wi jëfee tegtal yeeg digle yi lu ko mooy mbir yi mun naa dem ba uppi loxo leneen ci xibaar ci waa Grand Place ne am na gaal gu teer yàggut ca waaxu Mbuur yeboon ba fees del waaye mool ya fa newoon ñoom ñëpp jot nañ leen a ber ci jamono ji ngir xool ndax amuñoo coronavirus am déet yéene cabinet ndax fu Covid-19 bi toll ndax duñu dem ba confinement total am bu ñu demee ba njeextalu couvre-feu bi yemook ñeenti fan ci weeru mai bu fekkee ne dara sottiwul bu fekkee ne feebar gi ni mel wàññeekuwul ndax duñu yegg ci confinement total maanaam faf ber ñëpp guddeeg bëccëg kenn dootul mun a génn waa Grand Place ne confinement tàmbale naa am ca diwaanu Tambacounda ci dëkk bi di Kanel Kambe kenn mënatu faa génn kenn mënatu faa dugg gannaaw bu ñu sukkandikoo ci matuwaaya ca gouverneur ba jël Vox Populi ne lu jëm ci xeexum coronavirus tax na ba nguur gi jël dogal aaye bépp mbooloo maanaam bépp ndaje yéene cabinet dogal yi ni mel na ni LONASE xotti na ko tareet ndax yenn ci agence am yi ubbi na ko démb fu mel ni Médina Sicap ak Plateau te saay su ne mbooloo mu takku ñoo fay daje ay kàddoom la ñu fekk ci biir yéene cabinet Sud Quotidien moom jiitu réew mi Macky Sall alerte na maanaam dankaafu na askan wi ngir kenn ku nekk matal wala boog jëfee digle yeeg tere yi jëm ci xeexum coronavirus ak askan wi gën cee fàggu njiitu réew mi Macky Sall ne bile Covid-19 am na fu muy toll ci réew mi duñu def dara lu dul soobu ci confinement général maanaam ñëpp toog seen kër leneen ci ay kàddoom ci biir yéene cabinet ne file cas communautaire a ngi am maanaam am ñuy am corona te duñu xam fu ñu ko jëlee duñu xam ku leen ko wàll njiitu réew mi ne loolee bokk na ci liy jafeel xeex mi direct news ne ndax jafe-jafe du am te ñañu jotoon a ber ca Lac Rose am ñañ ca jotoon a gëstu ba xam ne am nañu coronavirus am na ci kenn ci soxna ya fa newoon te am daraja lool ci réew mi te àpp gam fa waroon a nekk ak ay moroomam jotagul woon direct news ne bu ñu deful ndànk am nañu ñu bàyyi ñu dem te nañ leen waroon a saytoo amut ci réew mi quotidien Abdoulaye Wilane xam le ne Sénégal mu ngi ci jafe-jafe ngir xeex coronavirus te bu ñu deful ndànk yëf yi mun naa dem ba pire maanaam dem ba tar lool ci ndoddu askan wi yéene kaa bi xëy taxaw ci ndimbal gi nguur gi yëkkati ngir jagleel ko askan wi yéene kaa bi ne coow tàmbale na caa am ñu ne lu tolloog juróom-benn milliard moom la nguur gi jagleel payum camion yi war a yóbbu dundu googule jawriñ gi di Mansour Faye jot na ko weddi ci saasi ne loolee amut ne bari na ci yooyu le camion essence dong la nguur gi warloog ñoom ba ko ñaareel am na lu ñu leen di fayal ci tonu ceeb bu ñu yeb waaye boo ko xaymaa yëpp motul juróom-benn milliards yi ñu wax Diop si mi am ci yooyu le camion addu ci biir yéene kaa bi ne lañ leen ca fay bu bëree ba bëri weesuwul benn milliard ak lu teg le témoin ne doon lu jur ji xijaaxa ci waxtu wi le coow juddu na ci séddaleem dundu googule ak woto yu ko war a yóbbu yéene kaa bi bëgg a xam ci Mansour Faye ana ñaata lañ leen di fay ndax benn milliard lay doon wala ñaari milliard wala boog juróom benn milliard Mansour Faye ne lañ leen di fay wuute lool ak fa ko askan wi yóbbu yéene kaa bi l'observateur ne Mansour Faye ak Diop si coow topp na leen ci séddaleem dundu gi war a jëm ci askan wi gannaaw bu ay xibaar jibee ne lu toll ci juróom benn milliard moom la nguur gi jël ngir faye ko camion yi war a yóbbu dundu gi ci biir yéene kaa bi député Diop si gagné googule marché tax Ngouda Mboup di juriste dal di addu xamle ne googule marché gañu jox Diop si méngoowul ak lu yoon santaane ne lay tax Diop si mi doon député ba noppi mun a gagné googule marché day fekk mu am autorisation parlementaire maanaam digal gu jógee ci assemblée nationale waaye bu fekkee ne amu ko Ngouda Mboup ne mun nañoo jàpp ne député Diop si dafa jalgati yoon yéene kaa bi di las ne mangoog jafe-jafe tàmbale naa nuyoo si ci dundu gi nguur gi jox askan wi bu weesoo ci wàll transport gi ci am beneen jafe-jafe bu ci mun a tàbbi bokk na ci séddaleem ga ci gox yu bari ci réew mi yéene kaa bi ne tàmbale na faa jur xiiroog ngaayoo boo demee ca diwaanu Tambacounda ci gox bi di Missira chef de village ya fa ne sas nañ leen ngir kenn ku nekk tànn ci goxam ñayeyoon ndimbal gi yéene kaa bi ne boo jëlee dëkk bi di Tinsan ak Bidiankoto ñañ cay tànn ca njaboot ña war a jot ndimbal ga war naa toll ci ñaar fukki njaboot jàpp fanweeri njaboot yéene kaa bi ne ci tànneef ga chef de village yu bari mun nañ cee daj lu metti te bu ñu deful ndànk la xew ca Kenya ci giiroo dundu ba am ñu ca jëlee gaañu-gaañu yu metti yëf ya mujjee jur fitna yéene kaa bi ne faw nguur gi jël matuwaayu mat sëkk ngir bañ loolee am fi
ci biir yéen kabi di Walf Quotidien Mame Makhtar Gueye bu Jamra ma ngay dànkaafu nguur gi ne lu aju ci ndimbal gi ñu war a jox askan wi warta lalu ci corona business maanaam wutum xaalis waru caa am Mame Makhtar Gueye ne saay bu liy jógee am na ñu bëgg a dund ci ndoddu askan wi 24 heures dellu soit ay kàddu njiitu réew bi Macky Sall mi fi waxoon ne bu sañoon réew yi amee bor ñu mun leen a jégal yéen cabinet Pape François feelu na ko ca xam le ne réew yi amul doole te amee bor nañ leen ko jégal Emmanuel Macron jiitu réewum France addu ci démb ne France ak Europe daañu jàppale Afrique ngir xeex coronavirus ak itamit jégal leen bor bi leen réew Afrique yi ameel mbir yi tàmbale naa bëgg a sotti ndax Pape François njiital église bi àdduna ci kii di Emmanuel Macron daal di ci addu yàggut ñoom ñaar ñi le fekk si xalaatu njiitu réew bi Macky Sall ana na mu xalaate ci biir yéen cabinet enquête moom jaru gi ñu denk wàllu njënd ak njaay di Aminata Assome Diatta mi dalal xelu askan wi ci weeru koor gi ñu jëm ne nguur gi jël na matuwaay ca war bu dee ci wàllu dund maanaam ceeb gi Sénégal mun na cee dem bellu tolloog juróom-benn weer ak juróom-ñaari weer moom jaru gi ñu denk wàllu njënd ak njaay ne daañu gëstu daañu taxaw secteur informel bi yéen cabinet suñu lamb xëy di ñu dektal feem yi Modou Lo daane Eumeu Sène yéen cabinet di ñu fàttali ne ci seen combat bu njëkk Modou Lo chaise la tegal Eumeu Sène daan ko jël gu set wecc waaye ci seen ñaareelu combat Modou Lo def ko kawo maanaam dóor mu daanu mu yegg suuf ci jël gu set wecc yéen cabinet Modou Lo mi le tàmbalee xañ nelaw mbëru Pikine suñu lamb ne ndax Ama Baldé mun naa fayul waa Pikine. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Bopp li ci yéene kaay yemoo ko fu ñu yëkkatee jotaay bi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu si ba mu yemb jaajëfal nañ leen ci ànd bu rafet bi fii ci Leerug Jamono baatub ñi amul baat xam leen ni seen kóolute mooy suñu mbégte di ñaan borom bi nga xam ne dara teewu ko mu aar ñu làquñu fa yàq yeggul ñu yendoog jàmm suba ak jàmm incha allah.